ñun signé nañ benn contrat ak benn structure boo xam ne ni moo koy fournir pendant 1 an du yem donc ci Covid 19 ak bépp feebar boo xam ne ni soxla na ngelaw justement ci secteur santé boobu dañu bëgg a dox ngir ñaareelu édition journée de consultation médicale spécialisée maanaam ci mbirum wér-gu-yaram daf ci am ay secteurs yoo xam ne nii àgg ca dafa jafe comme àgg ca dafa jafe ñun ñu ni dañ koy indil population bi bët ak gis ca la bokk moo tax 2017 déjà décembre 2017 22 23 24 décembre organisé woon ñetti fan journée de consultation médicale spécialisée en ophtalmo tey ñu defaat 2e édition bi objectif bi mooy fexe ba nit ñi ko mën a def seen gis-gis di leer ñi ko mën a def ñu faj leen ñi ko mën a def ñu wutal leen ay ordonnances looloo tax diggante démb ak tey ci milieu journée dimanche bi mu desewaat benn après-midi am nañu 1500 personnes yoo xam ne nii consulté nañ la ci 1500 yooyu am nañ ci junni ak presque téeméer lu manqué ay nit yoo xam ne nii jox nañ leen ay lunettes médicalisées ci ñooñu am nañ 178 ordonnances yoo xam ne nii délivré nañ ko te nee nañu képp koo xam ne nii am nga ordonnance boo demee ci ñaari pharmacie yi fi nekk dañ la ko jox gratuitement nga yóbbu daal di faju waaye daf ci am ñaari valeurs yoo xam ne nii feeñ nañ ci te gém nañu taxaw nag pour accompagner ko mooy képp koo xam ne nii sa cataracte avancé na ba mu nécessité opération le mouvement à l'appel de Khombole en rapport avec l'ONG OADAS dañ jël en charge sa opération ba ñu faj la ak jàmm képp koo xam ne nii tamit identifié nañ ndax am nañ ci juróom yoo xam ne nii ay xale lañ tout tànk ñu seetlu ni seenub gis ñu yaakaar ni daal ci wàllu médecine mënatu la nekk kon ñooñu waa INEFJA dañuy ubbi fii école 2 bu Khombole benn classe inclusive ñu leen di mën a jàngal méthode braille yooyu nga xam ne ni moo leen di permettre ñu jàng bay am ay maîtrise bay doon ay spécialistes yu mag donc gone yooyu ñoo ngi leen di identifier loolu mooy solo ñaari fan yi ñu jàpp ni dañoo nekk ci zone boo xam ne nii ensoleillement bi dafa diis maanaam jant bi dafa tàng bu ñu identifié wul problème bët ci yooyu tamit wutal ay lunettes de soleil booy génn nga takk ko ndax ñaari gët la ñu yàlla may pour toute la vie. dañu koo gëm nag te noonu la ñuy doxee développement local maanaam yokk askan mu ngi jaar lu dul ci penco jàmmaarloo day xaru aw askan te lépp luy xar aw askan du ko indil yokkute ndax kii bu dee dem morom ma di ko xëcc kon ñun dañoo gëm ni ñi nga xam ne nii dañoo doon ay leaders communautaires ou des leaders politiques obligation la pour ñoom ñuy toog di waxtaan di weccoo di pencoo ngir bañ a jàmmaarloo réew mi xëy na ca bopp réew ma di nga fa gis ay jàmmaarloo mais damay faral di fàttali que ñun cadre yi dañoo war a wàcc suñu dëkk yi ñu ànd ak nit ñi concerté wu ngir yëkkati suñu dëkk yi jàmmaarloo ga ca boppum réew ma jëmalewul réew mi kanam mais ñàkk ci seen biir dëkk yi kenn ku ci nekk améliorer les conditions yi nga xam ne ni moom la sa environnement di dunde bu ñu ko defee Sénégal gépp dina améliorer te bu Sénégal collectivité yëpp yëkkatikoo de par les gens qui se sont impliqués mais Sénégal day yëkkatiku waaye bu ñun ñëpp ñi nga xam ne dañ fay nekk ñëw di xëccoo bopp ba tojante bopp dafay bari loolu moo tax dañoo gëm ni pencoo moo gën jàmmaarloo indiwul njariñ ci suñu dëkk yi ñu ànd li olof di wax yeneen ko tu xëddeen dañuy yëgoo ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg bokk dëkk bi bëgg ko te mu gënal ñu lu nekk ba ku nekk ñëw engagé wu indi say moyens mën nañoo retrouver autour de l'essentiel pour travailler pour la communauté khomboloise. Ça fait plus de 20 ans ñu ngi tourné fépp ci Sénégal bu ñuy di dimbali askan wi fu ñuy jëm dinañ yóbbaale ay 6 7 ci ay techniciens ànd ak ñoom dem ànd ak équipe OADAS bi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw di dem fépp ci Sénégal. yi leen dëkk mooy Sénégal ku ko gis xam ne atmosphère bi pollué na complètement ba pare bari na naaj na ñi ñi jël seeni mesures. te bu dul dara naaj bu bari nit ñi dañuy war am habitude di takk ay lunettes de soleil bu ñuy génn ci naaj wi te nag am lii di dem di consulter wu ji chaque 6 mois nga dem nga xooli say bët ba xam lan moo ci na. ndax affaire u bët dafa nekk loo xam ni dafa sooxee si district sanitaire de Khombole district sanitaire de Khombole dafa ëmb 20 structures 19 postes de santé ak benn centre de santé. donc loolu nekk ci 5 communes de Khombole de Ndiéyène Sirakh Thiénaba Ngoundiane ak Touba Toul donc nekk loo xamante ni ñoom dañu mës a am problème pour ophtalmo donc bu ñu gisee ñoo xam ne déplacé wu nañ ñëw
fekk si population bi di leen faj surtout gratuitement di leen jox ay verres donc loolu mënuñ lu dul vraiment sant leen. remercier Magueye Boye nga xam ne mooy initiateur bi ñu ngi remercier également population bi ñëw massivement depuis hier ñu ngi fii di def ay vraiment di consulter organiser wu. am na bureau boo xam ne fi ñu fajee mag ñi am 60 ans et plus ak les jeunes am matériel yu doy aussi pour def diagnostic bi. beneen appel bi may demander mooy collaboration ñu gën ko renforcer ni ñu koy renforcer mooy bu li passé am na feebar yoo xam ne dañ koy détecter tey mais duñ ko mën a faj tey ba mu pare dañuy commencer traitement bi. loolu nag ñu mën nañ ko continuer ñu collaborer ak techniciens supérieurs yi fi nekk comme ñu ñëw régulièrement par mois wala par semaine wala par 15 jours au niveau du centre de santé place baa nga fa. parce que bureau ophtalmo baa nga fa daan nañ fa def ay intervention chirurgicale donc même bu ñu bëggee intervention surtout cataracte parce que bëri na cas de cataracte jot naa def tour des bureaux ay cas de cataracte yu bëri yuñ détecté yooyu aussi mën nañ xool ñi nga xam ne demandé na intervention chirurgicale ñu ñëw au niveau du centre de santé ñu def opération bi pour le bonheur de tout le monde. Covid bi tey ci district sanitaire de Khombole jot nañ enregistré juróom fukk ak ñeent fukk ak benn cas ci district sanitaire de Khombole. ci cas yooyu fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan ñoo ci décédé malheureusement am nañ aussi ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo xam ni faj nañ leen ba ñu wér. actuellement téeméer ak fukk ak benn nit ñoom lañ nekk di faj am na ñu nekk seen kër ñu leen di suivre am na ñoo xam ne aussi ci CTE yi nekk Dakar ak Thiès lañ leen di faje actuellement. Collaboration de OADAS avec Magueye Boye date depuis 2017 donc ñii dañuy jàppale askan wi fekk leen fa ñu ne kii dafa yàgg toppatoo askan wi gis lii ni nag du ko bàyyi muy dem feneen da koy indi ci dëkkam. Man toujours damay wax ma ne et je lance un appel à monsieur le président de la République ces hommes comme ça ñu mel nii nañ leen jox poste yi jox leen les moyens bu boobaa askan wi la ñuy jooy di ko dem di ko wax président duñ ko jooyi yaakaar naa ni fii tey ak démb ku doon jooy bët ak ay lunettes nu mu chéré jooyatoo ko parce qu'on a distribué on ne sait même pas combien de paires de lunettes ba pare il a pris en charge les ordonnances tuufa yi mu ne képp ku ñu bindal ordonnance da koy jël en charge cataracte tuufa yi ku xam traitement bët xam ni dafa cher man mi xam naa ci dara donc ñii dañ leen war a teg il faut mettre des hommes à la place qu'il faut. Peuple sénégalais man dama am njukkal bu ma leen war a delloo njukkal li du tudd njukkal li du alal mais loo gis lu leen mën a jàppale nga dugal sa loxo boo amee def ci boo amul accompagner mu doon coono bànneex loolu moo tax mooy suma collaboration avec OADAS ma sey ci biir.